jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la maa ngi ni Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci maître El Hadji Diouf mi nga xam ne dafa confirmer li ma wax il y a 2 jours dama fi génne benn vidéo ma wax ne affaire Adji Sarr dootu leen ko mës a dégg ma bind ma ne Ousmane Sonko a enterré l'affaire Adji Sarr à jamais maître El Hadji Diouf nag démb dafa dem leeral mu dëggal ko ndax man dama ne Ousmane Sonko kenn dootu ko woo ci affaire Adji Sarr ndax ba ñu gisee ne dañu woo Barthélémy Dias kese Barthélémy Dias kese bugguma xeeb Barthélémy Dias waaye ba ñu woowee Barthélémy Dias ci la 2e vague ndoroon am ci laa ne nag jeex na mën nañu wax ne avec certitude que ne Ousmane Sonko léegi moom Adji Sarr bu yóbboo mu fàtt ko te xam ne duñ ko sax woo tribunal di ko laaj quoi que ce soit te passeport am bu soobee yàlla dinañ ko delloo ci nii wala nële waaw ndax maître El Hadji Diouf lan la wax dañ ko laaj ne ko waaw yow procès bi fan la mujj fan la jëm mu ne on s'en fout ba 2039 nee na mën na xaar ba 2039 ñu ngi ci ñaata ñu ngi ci 2021 kon moom war na mën a xaar ay 18 ans mën na xaar pour jéem a atte Sonko nee na Barthélémy Dias son procès a traîné pendant 10-11 ans donc on peut s'attendre aussi à ce que le procès de Adji Sarr traîne pendant une décennie donc tout ça c'est tout simplement un aveu d'impuissance. En fin de compte, maître El Hadji Diouf est confronté à la réalité. En fin de compte, il abdique, il dépose les armes, il se rend devant Sonko. Maître El Hadji Diouf mën nañu wax ne mi ngi commencé wér ndax moom kat ci benn monde illusion la nekkoon bu yaakaar ne Macky Sall dina woowaat Sonko ñu ci faayaat ko ndax li am mars première vague lan la waxaat encore mu ne justice dafa am tempsam maanaam justice kenn du ko patam-paneme dafa am dafay jël waxtu wala bis wala at wala weer yu ko neex mu woo ci nit mais maître El Hadji bu njëkk ba la doon wax toogoon na plateau jàkkaarloo mu ne Ousmane Sonko dina wuy ji par force n'est-ce pas mu ne nu mu tuddati am na ay preuve ay firnde yu leer que ne Ousmane Sonko moom moo siif Adji Sarr mu ne jour boobaa di ngeen xam ne yuuxu dina jibe fuñ ko foogeewul waaw gars je m'excuse bu ma jógee ci loolu bëgg naa wax tamit ci Macky Sall ndax daf ñuy tontu bëgg a waxal tamit ci Youssou Ndour am na lu mu wax ci mbir mi waaye nañ eggali ak maître El Hadji Diouf kon moom léegi nangu na dogal nangu ne Ousmane Sonko ndeysaan kenn du ko mës a atte loolu nag Adji Sarr ndeysaan yërëm nañ ko kon Babacar Touré li mu def bu leen ko xeeb ndax Babacar Touré moom moo wax ne Adji Sarr dafa daw n'est-ce pas léegi ba mu waxee ne Adji Sarr dafa daw ñu gis leen ñu mel ne ay dëmm jëfuru nu mu tudd Hélène Françoise Gaye génn fii interviewé Adji Sarr di wax ne dara daluma n'est-ce pas Gabriel Kane génn naan Babacar Touré dafay duul ñu gis Maty Trois Pommes mu génn ñu ay photo yu ñaaw ci Adji Sarr di ñu wax ne Adji Sarr mi ngi jifiir maître El Hadji Diouf ci boppam génnaat mu ne Adji Sarr damay juum nekkul jifiir ñu ngi njirda lan lay def njirda boo ko xoolee Adji Sarr xam ne joxuñu ko xaalis ndeysaan ay waay xale bi yàq na addunaam njirda amul liggéey Dakar mënutul liggéey fenn ndax Adji Sarr kan moo koy liggéey maître El Hadji Diouf sax jox nañu ay révélations il nous a donné des révélations que Adji Sarr n'a jamais passé la nuit chez lui il l'a tout simplement accueilli chez lui lors de la conférence de presse, n'est-ce pas conférence de presse, point de presse, parce que les hôtels de la place refusaient, n'est-ce pas, de s'associer à Adji Sarr. Maître El Hadji Diouf nee na balaa may dee rek fu mu toog di wax ne Adji Sarr musul fanaan sama kër mel ne loolu dafa am lu ci nekk mais Adji Sarr bu fanaanee sa kër dara nekku ci da moo tax Maître El Hadji Diouf di xattaraayu musul ndékkee sama kër musu fa añee mais Adji Sarr dafa génnoon mu ne musu fa yendu ñu jàpp ko ci ay fen Maître El Hadji Diouf nag nee na waaw musu dafa yendu ndax foofu la defee nu mu tuddati point de presse bi mooy ba muy muuru noonu mel ne Taliban jaune noir nduroog taxi kenn xamul xale bi di feñ di kàcc di wax ne dafa biir loolu yëpp mu wax ko
ñu laaj ko ndax da ngaa biir yaa ngi wax ay affaire Coca Cola ak café ngir yàq biir ci la ko Khalifa Diakhaté laajee loolu mu ne waaw ba ma waxee sama patron muy Khady Ndiaye ne dama def test de grossesse maanaam dama doon xool ndax moom da doon xool ndax biir na wala biirul ba mu waxee loolu ci rek ñu dagg film bi mais El Hadj Diouf xam naa moo ne ñoom Khalifa Diakhaté déedéet bu leen wane loolu ñu toog ba ci kanam ana Adji Sarr ana biir bi fukki weer gisuñu biir fukki weer ak benn gisuñu biir waxoon naa leen bu wësuñul dee waxoon naa Loof Ndiaye nee na boo biiree boo wësuñul dee Adji Sarr nag dee na ak gàcce te yàq na addunaam alaxiram bu baaluwul Ousmane Sonko dina yàq alaxiram mais El Hadj Diouf nag ñëpp xam nañ ne Sonko rek la bañ waaw mi ngi fa di wax di yuuxu di tëb di dal waaye n'est-ce pas en tout cas dëggal na man li ma bindu ma ne Adji Sarr dossier bi suul nañ ko ba faw léegi nañu ñëw ci fañu fa wàccaacaa Macky Sall mi nga xam ne dafa doon jaay ay guerrier tey Ousmane Sonko bind na benn lettre di wax ne Macky Sall ci boppam Macky Sall dafa tapet lettre baa ngi nii balaa ma ko doon fàtte Ousmane Sonko tontu na Macky nee na ku wax feeñ avril 2015 Kaffrine nous allons réduire l'opposition à sa plus simple expression loolu Ousmane Sonko wax ah léegi Macky Sall la wax bërki démb ba mu nekkee France novembre 2021 Paris mu ne personne ne peut m'intimider Macky Sall moo fi doon wax ah di jaay ngand di jaay guerrier mais léegi nee na kenn mënu ma tiital kon da ngaa tiit personne ne peut m'intimider mooy kenn mënu ma tiital ce passage d'une posture offensive arrogante et méprisante à une attitude défensive et nerveuse en dit long n'est-ce pas en dit très long sur l'état d'esprit de notre champion national qui devrait certainement intéresser les politistes. Il confirme du moins ce que tous les Sénégalais savaient déjà. Waaw moom moo fi doon wax borom fañ tawacaaca Ousmane Sonko sax mu ngi koy ñaawal ah dorénavant peur Ousmane Sonko nee na Macky Sall léegi dafa ragal moom mi fi doon wax fañ fa wàccaaca dafa ragal mu ne chers concitoyens ce n'est pas le moment de relâcher la pression Ousmane Sonko ne Macky dafa tiit kon nag nañ ko gën a teg bët nañ ko gën a teg pression buñ ko may dara marquage à la culotte mu ne plutôt de l'accentuer pour en finir n'est-ce pas pour en finir avec ce régime de tous les maux dégg nga li Ousmane Sonko woote nee na kii dañu war a pare ci moom loolu mooy xam nga loolu mooy lan Macky Sall am nu muy demee duñ ko sax bàyyi mu eggali 2024 billahi lii dafa ruslu nous n'en sommes plus loin incha allah Ousmane Sonko nee na soretuñu soretuñu ñu jeexal ci Macky Sall ay waay Ousmane Sonko mooy guerrier Macky Sall nekk France daan Sénégal du dëkk boo xam ne dañ koy patamee di wax di sóob dafa ragal waaw mais rappelez-vous les félidés ne sont jamais aussi dangereux que quand ils ont peur à fortiori lorsqu'ils paniquent Ousmane Sonko nag nee na li mu wax ni bu mu tax tamit ngeen xeeb Macky Sall xam ne bu ñu ragalee tapet moom bu ragalee foofu lay gën a defee sax yëfu jaam mën na rey ay nit mën na wax policiers yi ñu tiire kon Ousmane Sonko nee na ñu ubbi suñu bët waaye li ko dese bëriwul Macky Sall loolu la wax Youssou Ndour nag woo nañ ko di ko laaj ci albumam waaye Babacar Fall un bon journaliste lui a posé des questions politiques ne ko dëkk yi dañuy njiit yi léegi dañuy toog ba seen app war a dem du ñu dem lan nga ci xam lan nga xam ci loolu Youssou Ndour tontu ko nekk bu boobaa askan bi ñoom ñooy jugal seen bopp rek daal di askan bi lu mu bëgg mooy am loolu Youssou Ndour wax waaye Youssou Ndour bañ ko laajee ci 3e mandat bugg ci tontu mu ne loolu tontu na ci ba pare xaw a mer sax di jéem a gëdd Babacar Fall xaw a mer waaye naan sénégalais ku nekk xam na kan mooy kan mais ñun xam nañ kan mooy Macky Sall du tus Youssou Ndour nag benn message codé bi mu bëgg def naan Sénégal ku nekk xam nañ kan mooy kan nee na moom mooy ministre conseiller Macky Sall lan moo tax bokkuloo ci élection yi ak sa mouvement fekkee ma ci boole mu ne moom ministre la kon moom wane na fu mu bokk mais Youssou Ndour ñemewul nit ñi ñemewul Sonko parce que ñemewul wax ne Macky Sall moo fi nekk wala lii wala laa nii wii nii noo sax waxatu ko comprendre nga waaw xaw na mer daal Babacar Fall laaj ko ne ko waaye yow sa way bi nga way solution way boobu kat dañu yaakaar ne yow da nga ne nit ki daal dafa war a baale
est-ce que dossier yi ngay wax dossier Khalifa Sall dossier Sonko wala dossier Karim Wade Youssou Ndour tamit xaw a yëkkati baatam mel ni loo xaw a mer di ko wax ne man waxuma ak ñooñu sama waay man askan bi laay waxal mais ñëpp xam ne ne Youssou Ndour Bouba Ndour génn na mu ne Youssou Ndour sax wax na ci waxam ci wayam boo bëree doole da ngay baale mais ñun soxlawu ku ñu baal Youssou Ndour soxlawuñ ku ñu baal kuy ut baal kay yéen la ñu war a baal waaw def naa vidéo ma ne Sénégal dina takk jëppeet dama ne Sénégal dina takk jëppeet am ay nit yu bind naan ma da ngay yee fit naag dugg na fii génn fii lu tax ngay wax Sénégal dina takk jëppeet dama leen di wax askan mënul nekk ci ndóol askan mënul nekk ci yéen ngeen nekk du Mumbai à Dubaï di cakaay ne sax di ndaata talax di gundaandaat di ritambale lu ne ngeen nekk ci dëkk bi ndóol ngeen ne nag dëkk bi du tàkk ba pare yemu leen ci loolu ngeen dem Macky Sall dem jënd armée gis ay nervi ay samba boo yoo xam ne tekkuñu dara mu dugal leen ci gendarme bi gis ngeen li ñu def limousine ñu dóor ko bal fii balu plastique dañ ko dóor fii ci jëbi ñu gis Malick Gakou ñu summi loxoom lan la ñu gisati ñu gis Ousmane Sonko ñu jàpp l'autre Barthélémy Diaz moo tax ñu ne ñun Sénégal booy amatuñu ñuy ragal Macky Sall jënd na ay voiture blindée mais xale yi nee nañ ko rey ñu Macky Sall bu rayatee benn nit loolu mooy pare na ñun comme ni mu ko waxee soxlawuñu voiture blindée Ousmane Tounkara soxlawuñu voiture blindée ñun ñooy blindé Ousmane Sonko xam nga kan mooy jënd blindé tapet rek mooy jënd blindé Macky Sall bu la bëggee rey boo jëndoon avion blindé sax da lay rey loolu wax naa ko waxatu ko waaw jëppeet la ñu wax jëppeet alerte jëppeet moo ndara am Sénégal waaw léegi wax naa leen secrétaire d'État américain Blinken dafa war a ñëw Sénégal loolu occasion la bu doy waar la boo xam ne Ousmane Sonko fii la mën a jugee américains yi xam ko jàppale ko mu wax mag américain ak Biden ak Blinken xaalis bi ñuy waaj a jël ne dañ koy jox Macky Sall pour mu xeex terrorisme ndax moom mooy nekk président CEDEAO 2022 Ousmane Sonko dafa war a def ay marche ambassade activistes yi ñoom bu ñu mënutuñu compter ci ñoom parce que les activistes ils sont aux abonnés absents sous les radars on ne les voit plus en train de raser les murs gisatuñu Clédor gisatuñu Assane Diouf ñoom ñëpp defatuñu benn marche Guy Marius Sagna moo fa doon marche te papam dafa gaañu kon nag Sonko moo war a jël responsabilité am mu bind ambassade américaine wax leen dafa bëgg rencontrer Blinken bu ko mënul rencontrer ne ko bind lettre de correspondance pour wax ko ne Macky Sall du moom ngeen di jox xaalis pour muy xeex terrorisme ndax xaalis boobu moom 3e mandat la ci bëgg def ak sàcc suñu élection yi nag buñ ko may dara bu ñu xaar le 1er décembre pour woo Barthélémy Dias parce que Macky Sall dootu ko woo kon ñun ñoo war a génn def ay marche ana Guirassy préfecture yi dem leen ci préfecture yi ngeen fexe ngeen bokk fépp foo leen bokk boo leen bokk bu neen du ñu bokk ñu déclencher 2e vague man loolu laa gis gars yi like leen partager leen abonné leen Mister Shake la bu ci kanam dinañ ci def live comme d'habitude 7h heure du Sénégal merci à tout à l'heure vive le président Sonko vive le Sénégal